mbokk auditeurs yi maa ngi suñu kër galgal Cheikh Ndiaye altine bu jot 3 heures ba 4 heures teg leen foofu seen baaraam ñu dem te ñëw. waaw man Cité Talibé Bamba maa ngi déglu suñu kër FM émission galgal gi ak Cheikh Ndiaye altine bu jot 3 heures ba 4 heures waaw def nder. man soo defal suñu kër FM laay déglu altine suma añee ba noppi ñooy wax lu wóor ci mbër yi lamb bu ca góor nekkul jigéen na koy moom ay leen seen yaa ba ji talaale laalay baaxu góor sunu kër FM yaa leen man ay lamb bu ca góor nekkul jigéen na koy man sunu kër FM rek laay déglu altine nag ba damay gaawantu añ julli tisbaar toog rek taal ko 3 heures lay commencé ba 4 heures ànd ak Cheikh Ndiaye sunu mbokk sunu xarit doomu buur géwél communicateur traditionnel fii toj na def leen ni man. waaw man Yanda maa ngi ànd ak Cheikh Ndiaye di déglu émission galgal fii suñu kër FM mooy bomb. jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu suñu kër radio. Vous écoutez sunu kër rajo. yéen a ngi déglu rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. sunuker.com sunuker.com. Welcome to sunuker.com. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international l'Amazon Sokhna Rama Diagne et l'incontournable Amadou Mokhtar Mbaye, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours du lundi au jeudi 16h GMT 18h Paris en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 sunu. mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si leneen lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy mine ak énergie ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk nekkuñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a ñëw bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu may. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sax. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon.
xol bi wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est pour ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokk auditeurs yi ni déglu yéen a ngi ci seen émission l'info autrement tey jii nag di jeudi le 21 décembre 2017 ñi ngi ànd ak mbégte bu rëy ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla buur bi rabbi samaawaati wal ardi borom asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi borom est ouest nord ak sud ak lépp lu nekk ci diggante bi li nekk ci sunu kaw ak ci sunu suuf yépp mu bind ko ak li nekk feneen lu nu xamul te science di ci découvrir ndànk-ndànk ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sant di leen baalu àq di leen baal àq tey ñaan yàlla buur bi moom mu boole ñu ñëpp baal musal ñu ci musiba ak balaa ak deegu ñaaw musal ñu ci seytaane musal ñu ci lépp loo xamante ne bu duggee ci ñun daf ñuy yàqal sunu nekkin ci kaw suuf ñuy gërëm ñi nga xamante ne ci jamono ju ñu nekk nii ñu ngi ci tramway yi ñi nekk ci salon de coiffure yi ñi nekk ci salon de couture yi ñi nekk ci li nga xamante ne moom moo di liggéeyukaay yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant di leen gërëm nag ndax jàppale bi nga xamante ne di ngeen ñu ko jàppale topp ñu di ñu suivre di ñu ñaanal loolu yëpp gis nañu ko bu ñu bindee ngeen liir ko partager ko suñu waxee ngeen ànd ak ñun loolu yëpp seetlu nañu ko ak jàppale bi nga xamante ne sax dem na ba dañu ci boole li nga xamante ne moom moo di ay joxe ay koppar ngi leen ciy gërëm bu baax a baax a baax a baax tey wax ne li ñu leen promettroon mu di article boobu nga xamante ne waxoon nañ bind nañu ko boo demee tey ci site sunukeur.com da nga ko fekk presse bi yëpp daanaka yónnee nañu leen ko waaye xam nañu ne du ñëpp ñoo koy publier loolu bokk na ci lu ñu xam ba noppi waaye bu ngeen fa demee ci sunu site yi ndegam ñun ñoo ko bind am nañu sañ-sañ publier ko bu ngeen demee ci sunu site internet yi di ngeen ko gis ak titre boo xamante ne mu ngi nekk l'islam confrérique les marabouts citoyens ordinaires la politique et nous par Ndiawar Diop mu di ay xalaat yoo xamante ne nag du yaakaar wax bu ñaaw la waaye constat la boo xamante ne bu ñu defal sunu bopp la ci réew mi ni muy doxee te réew mi ñun ñëpp ñu bokk ko ñëpp war cee jariñu moo waral ñu bind article boobu parce que dafa am benn liggéey boo xamante ne bu ñu ci góorgóorloo ñun ñëpp rek def ko am na lu bari loo xamante ne yàlla dinañu ci dimbali ñu yeewu ci
parce que am na ci lu bari lu ñu yeewu ba noppi waaye am na ci lu bari loo xamante ne yeewoo gunu ci li nga xamante ne nag moo tax yeewoo guñu ci mooy kersa boo xamante ne dañ koo def ci ñun ba ñu dem ba ragal loo xamante ne sax ñun la concerné sunu dund concerné sunu dund doom concerné sunu futur ay xale te réew yi tey boo gisee reyante bu metti bi ñu nekkee lenn waralu ko ngir mën a assurer avenir u seeni doom nit ñi boo ko seetloo ci ñi ngay dundal nga xamante ne màgguñu doon nit ñu agressif bu ñu demee ba nga xamante ne dañoo nekk ci besoin rek daanaka ci la ñuy def ay actes yoo xamante ne ku ko xool du ko rafetlu moo waral ñu war a xam ne réew yi nga xamante ne tey ci la ñu dëkk ñu leen di woowee ay pays les pays occidentaux nekkul ne ci mbon rek la ñu judd nekkul ne dañoo judd rek di def di bon nit ñi dem nañu bari ba bari waay goo xamante ne dañoo jàpp ni bu ñu xeexul pour créer yeneeni espace daanaka seeni réew yi duñu fa xaj ñu dem ba yaakaar ni bu ñu demul liggéey ci yeneeni suuf ndax seeni suuf yi nangootul boo moytuwul xiif dana nekk ci ñoom mbokk yi nañu fàttaliku ne bi yàlla indee maam Aadama ak Awa mu may leen ñaari doom ci mbirum siisante la kenn ki reyee moroomam ana lan mooy siisante loolu la ñu war a jàngat ana lan mooy siisante ak lan mooy indi siisante nit ñi bu ñu demee ba nga xamante ne devant l'opportunité tolloowatuñu chance ci la xëccoo bi di gën a bari bu ñu demee ba nga xamante ne devant l'opportunité dafay am ay injustice yoo xamante ne dañu koy jël ay privilège di ko jox ay nit ñeneen ñi ñu bàyyi leen dafay créer benn animosité boo xamante ne moom mooy am ci diggante nit ñi mu mel ni ci loolu la Sénégal daanu tey mu mel ni aussi ci loolu la réew yi di xeex yoo xamante ne wala agression wala pression boo xamante ne dañu koy teg ci yeneeni réew te pourtant réew yooyu ñoo leen gën a soxla ay ndimbal waaye boo tolloo ci yenn situation yi you care less mooy maanaam li ngay woori naka la ñuy waxee woori about sax li nga xamante ne moom ngay xalaat keneen ki day gën a néew souffrance bi ñeneen réew yi di souffrir da ngay dem ba jàpp ne dañu koo tàmm mooy maanaam tàmm nañu souffrance ba pare te ñun tàmm nañu ci dund gu neex donc ñoom seeni souffrance daal dañu koy ignorer ndax ñoom seeni suuf baax nañu matière première yi bari na fa waaye xam nañu ne duñu ko exploiter donc li ñuy def rek mooy jël ko bu ñu ko jëlee ñun ñu continuer di dund ci dund bi nga xamante ne moom la ñu xamee ndax ñoom ñi nga xamante ne sax tey dañoo pauvre amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan confortable nañu ci pauvreté boobu ñu nekk waaye yaakaar nañu ne ñun sunu dund ak sunu yoon wi nga xamante ne moom la ñuy dundee moo gën seeni bos comme que ñoom nangu nañu ko ñun nañuy dem rek di jël li nga xamante ne moom moo ñu soxla tey ñëpp xam nañu ne Afrique moo ëpp tey ay suuf yu ñuy loué moo ëpp tey ay suuf yu ñuy jaay moo ëpp tey ay mbir yoo xamante ne dañu ko fay bay ba pare mu romb ci
suufu bakkanu nit ñi nga xamante ne ñoo ko dëkkee di dem di dundal yeneen réew te ñoom soxla nañu ko waaye ñu ngi dee ci ay xiif loolu ñépp xam nañu ko te alal jooju nga xamante ne moo jóge ci jaay bi ñuy jaay sunu suuf si wala ñu koy luye wala ñu bay ba pare jox leen ko ci prix yu yomb ñun ñépp xam nañu ne alal jooju di ci jóge duñu ko delloo ci population bi parce que bu ñu ko doon delloo ci population bi tey duñu gis ay réew yoo xamante ne ñoo ñu raw fuuf ñu gis seeni président ñu sàcc ay milliards ay milliers de milliards de dollars jël ko denc ko compte Suisse xaalis boo xamante ne ñoom dañu koy jël di ci liggéey ay pont di ci liggéey ay tali xoolal tey Suisse boo fa demee bu la fa yàlla yóbboo bu la yàlla mayee chance ba nga dem dugg biir Suisse nga xam ne tey ci pays européen yi gën a organisé ci la ñu bokk ana lan moo ko waral alal joo xamante ne ay nit dañu leen koy dénk xam nga tey suñu jëloon fukki sénégalais millionnaire waxuma la milliardaire de bu ñu jëloon fukki sénégalais millionnaire nga xam ne lu tuuti ci lu ñu yore mooy million ñu ne Njawar Jóob la ñu wóolu dénk nañu ko alal boobu bu ñu ko joxee Njawar Jóob bu fekkee ne am na ay business yoo xamante ne da ko doon mbébét di mbébét business yooyu bind ko travailler ko ak ay ñoo xamante ne ay technicien lañu ba ñu ne ko dërëm boo ci teg rek mu ful mun naa jël million boobu man ci temps bu néew ma doon un milliardaire te fukki million nit laa yore mooy minimum li nu ma jox mooy fukki million ñii mënoon nañ ma dénk seen juróomi million ñii dénk ma 1 million ñii dénk ma 10 millions moo xam alal bi nu mu ma tontu waaye bu ñu ma ko dénkee te surtout leer na ma ni ren jëm déwén duñu ko soxla su ma loolu leeree que ni ren jëm déwén duñu ko soxla mën naa ko investir ci ay investissement sax à risque te en fait loolu la l'Occident di def ak sunu alalu ñi nga xamante ne ñoo jiite sunu réew yi mooy leer na leen ne alal yi nu sàcc jógewul ci lu dul ci ay financement projet ku ci nekk ñu jox la sa wàll ñu baal ma ku ci nekk ñu jox la sa wàll waaye Occident xam na ne alal bii ñuy jël yépp muy dugg ci loxo yi mu jaar yépp leer na leen ne seen compte bancaire yi nekkuñu Afrique parce que même bu ñu nekkee Afrique banque ya fa nekk du ay banque centrale africaine ay banque centrale la yoo xamante ne ñoom occidentaux yi ñoo ko ci teg te day gudd yoon wi muy jaar waaye ñoom ñoo ko moom suñu fa ubbee ay crédit tamit crédit yu ñoon yooyu nga xamante ne moom lañu fay ubbi bu ñu ko fa ubbee tamit yoon yi day gudd rek waaye ñoom la te leer na leen ne alal bii ñuy ñëw di ko def ci ñoom du dugg ci biiru population africaine bi xam na ne seen leader yi ñoom ñoo koy récupérer delloo leen ko ñoom ñu bindal leen rek ci seeni registre am nga fi 1 milliard am nga fi 8 milliards waaye leer na leen ni fii ak fukki at ba ngay faatu boo moytul doo ko mosalaal te ci perte ko nga jëm ñoom xam nañu ne ci perte ko nga jëm ndax ki la remplacer bu ñëwee def chasse à la sorcière xam nga ni dina dellu ci yow daal di nangu alal ji nga xamante ne moom nga yore ñoom xam nañu ko bu ko defee ñooñu ko nangu bu dee sax dañoo bëgg récupérer alal bi ne dañu koy delloo ci réew yi tabax ci ay école du gaaw ñu jot ci te du alal bépp la ñuy jot te ñoom am nañu tout ce temps-là pour travailler avec cet argent pour multiplier cet argent ba nga xamante ne tey dinañ ci tabax ay école réfectionner ci ay tali tabax ci ay hôpitaux financer ci ay centres de recherche ci ay maladies yoo xamante ne ñun mu ngi ñuy rey ba léegi waaye ñoom reyatuñu leen ñoom dañu koy xam moo waral dañuy sawar ngeen di gis ñuy wax naan
ñëw nañu signé ay protocole d'accord jox nañ ñu nangami milliards ñoom leer na leen ne man su fekkee ne ñooñu fukki nit yooyu dañu ma lebal dañu ma dénk seen alal boobu kenn ñëw di ma ci leb 500000 mën naa ko lebal wala doomam bu ñëwee sax di ma lebal lebloo 500000 wala juróomi million mën naa ko lebal parce que xam naa ne même bu ma ko joxee projet boobu mu ne da ciy financé alal ji ci man lay dellu si waat boo moytul alal jooju ma ko lebal man la koy dénkaat te pourtant dama koy bindal rek ne lebal naa ko 5 millions de waaye bu fekkoon ne alal bi nga xamante ne li ma ci jublu ci li may wax mooy bu fekkoon alal boobu nga xamante ne moom la ñuy leb maanaam dañu ci vraiment financer ay projet maanaam tabax ci ay hôpitaux kon Occident dina xam ne alal bu mu ñu jox day du denc ci bankam bi ndax dañu koy utiliser fay ci ay crédit fay ci ay compagnie yoo xamante ne dañu ciy tabax ay école tabax ci ay université te loolu mënuloo ko nangu gis nga Amérique bi nga xamante ne tey moom la ñuy wax la première puissance mondiale économique te tey ñu koy xëccoo ak Suisse ak Chine ñii naan Chine moo ko doon léegi Amérique doonatu ko ana kan moo gën a bëri bor Amérique ana kan ay centaines de milliers de milliards la ñu ameel chinois yi ameel ko yenn dëkk yu développé yi parce que lu ñu la leb li ñu ciy def mooy tabax ci ay hôpitaux tabax ci ay dëkkuwaay di ko jaay gis ngeen Amérique tey West Coast bi ni mu nekkee woon un terrain désertique tey boo ñëwee fu nekk kër yaa ngi fay génn comme ay champignon foo dem ci coin West Coast yi ñu nga fay tabax nañu booru géej gi ba mu jeex léegi ñu ngi dugg léegi ci inland bi mooy maanaam ci biir réew mi nga xamante léegi fenn soreetul alal boobu ngeen defe ne gouvernement américain day print ay dollars rek dégg nga di fay ay nit ñuy defar déedéet am na lu ëpp ci alal bi dañu koy leb école yaa ngi génn tey fi nga dëkk sa dëkkuwaay bu ñu tabax nañu fa école su amulee école xale yi duñu dox di jàngi ay oto ñoo leen di jëli boo ëppee 5 kilomètres alal boobu yëpp gouvernement Amérique fan la koy jëlee ngeen yaakaar ne même bu ñu lebee ci réew mi la ñu koy def su ma la amalee alal dinañu seet mën naa la ameel alal muy bari di bari ba nga xamante ne bis boo ko soxlaa ci ay négociation la ñuy mujj di nekk ngay wàññi ay taux xoolal rek yéen ñi nekk Amérique su ngeen amelee ay banque xaalis lan la ñuy def dañu leen di woo ba benn moment ñu xool ne fayatuloo ñu woo la négociation autour d'une table pour seet naka la ñu la ko mën a yombalee léegi dootul amati sax durée dañu naan la fayal le minimum rek jëmal nga xam ne dañuy éliminer ay intérêt bu ko defee nga mën a fay say bor bu fekkoon ne ñun alal ji nga xamante ne moom la ñuy leb réewu occidentaux yi moom la ñuy ret réew yi nga xamante ne tey ñoo yore ay alal te waroon ñoo dimbali wuñu ñu bu fekkoon ne alal jooju nga xamante ne moom la ñu leen ameel dañu ciy tabax ay hôpitaux nit ñi di faju bu ñu demee ba mënatuñu ko faj sax dinañu am ay nit ñu wér wallahi dinañu am ay nit ñu wér ñuy liggéey yoo xamante ne sax dinañ mën a fay seenu alal dinañ ci financer ay entreprise ba profit bi ñu ciy am dinañu mën a fay sunuy ay bor dinañ ci ñu mën a créer population boo xamante ne seen éducation rëy ju toll ci ñu mën a liggéey wala créer ay entreprise yu ñuy liggéeyloo seeni moroomu sénégalais wala seeni moroomi compatriote africain ba alal boobu dafa am lu mu leen di jural ñu mën a fay seeni bor te même boo mënul a fay sa bor sax bu boobaa université yi kenn du ko mën a ñëw di ko déjjati wala ñu ne dañuy yónni ay bulldozer ñu koy toj comme ni nga xamante ne noonu la ñu defee
këru soxna Maymuna Buso moomu dañuy mujj ils seront obligés ñu négocier ak yéen wàññi tooy wala ñu baal leen ndax ñoom li ñuy am ci ñun moo ëpp wala ñu baal ñu ko moo tax gis nga du ñu perte mukk bu ñu demee ak ñun ba mu xam ne li ñu am ci ay profit ñoom bari na te ni ñu koy amee dafa bari yoon yi dañoo bari ñu daal di ñëw rek daal di ne voilà Sénégal baal nañu ko ay dette parce que c'est un pays endetté voilà c'est un pays endetté mais endettement bi ñu am yëpp gisuñu ko muy répercuté wu ci panier de la ménagère gisuñu ko muy répercuté wu ci xam-xamu xale yi gisuñu ko mu répercuté wu ci tali yu yaatu yi te gudd ak goudronné bien goudronné gisuñu ko ci ay hôpitaux yu ñu tabax pour nit ñi mën ci dem di ci faju gisuñu ko ñu financé ci ay projet comme ñoom ni ñu koy defee nga xam ne léegi feebar yi nga xamante ne bi ñu ko déggee dañu daan tiit yu mel ni sida même cancer bii ñuy exagérer ñi mu ciy rey moo gën a néew ci ñun li ñu cancer di rey ci sunu réew yi te ñoom ñoo gën a exposé ci loo xamante ne day joxe cancer waaye taxul loolu yëpp muy doon ay alal ñu am ay borom xam-xam yoo xam ne dañu ciy wax kenn du ci wax ndax ku ci nekk am na foo xamante ne alal jooju nga xamante ñu ngi koy dugal ci réew mi yaa ngi ciy noos ci benn côté tey li ma gën a naqari mooy li ñu war a wax mu jëm ci yee population bi ci dund gi ñuy dund ni mu mettee ci souffrance bi ak nit ñi ni ñuy avancer vers la mort à petit feu risques yi ñuy jël sunu bien-être daal kenn sóoraale ko waaye li nga xamante ne ñi war a wax te ñu leen di déglu surtout ñi amee kàddu gi muy journaliste yi ak ñiy wooye seen bopp ne dañoo bokk ci corps intellectuel yi li ñu war a wax du ñu ko wax de maa ngi dégg bërki démb ñu yónnee ma benn vidéo boo xamante ne te loolu li ñu ma ko yónnee dafa bari am na yoo xam ne yu ñu ma ko yónnee ay nit ay rappeur ñooy rap di wax ci mbirum Noël naan lu ci sunu yoon ak lan mooy sunu yoon ci Noël ma dégg ñeneen yi ay ustaas yi naan bu Noël jotee ku jëndal sa doom cadeau nangam sangam dafa mel ni yaa ngi shirk wala yaa ngi mi mais li ñu gën a mën rek mooy exagérer sunu religion mooy seet sunu religion naka la ñuy tiitalee nit ñi mais nit ñi toog lekk ñu naanuñu est-ce que wax ngeen seeni wax kan moo leen ko teg est-ce que wax ngeen ko dama ne jëndal sa doom cadeau ci Noël moo gën a néew cagatu bi ñu nekkee góor ak jigéen ak fen ak naafeq bi ñu nekkee te loolu yàlla da ko wax ci alxuraan yàlla waxul ne bu leen màggal Noël de waxu ko de waxu ko fenn xam nga ay Noël yii tubaab yi nga xamante ne sax ñoo koy organiser tuddee ko ñi xam ñëpp ñi jàng ñëpp xam nañu ne économistes yi ak état yi dañuy créer ay événements yoo xamante ne dañuy bëgg di dépenser loo nit ñi ay fête yi ngeen di gis ñëpp ñu koy feete amul benn effet bu mu leen amee bu mu leen jaral indil lu dul un effet économique un gain boo xamante ne day permettre population bi ñu dépenser xaalis ñoom nit ñi xam nañu ko nit ñi ay Jésus Christ le 25 la juddu ñoom xam nañu ne nit ñi gëmuñu ko ñi jullit ñi tamit gëmuñu ko c'est un événement social boo xamante ne adduna bi yëpp ñoo ciy boole nit ñi di dépenser nit ñi di bégalante loolu dafa jar insister di ko indi mel ni ay guerre religieuse yoo xamante ne da ngeen ciy si stressé nit ñi te am na loo xamante ne moo ko ëpp njariñ fuuf ngeen war koo wax te du ngeen ko wax fen ji nga xamante ne moom la ñu nekkee ak parloo gi ak nëbb dëgg gi dégg nga ak warante bi ñu nekkee ak soxorante bi nga xamante ne moom la ñuy dund suñu biir xol yi ku ci nekk kontaanoo ki nga bokkal terrain bi ngeen di yëngatoo ngeen nuroo ko ngay seet naka nga koy faagaagalee pour mu jóge fi comme ça yow rek nga des fi mooy boo fexee ba kooku daanu rek
te concurrence bi du doon ay concurrence bu baax de c'est pas une concurrence saine boo xamante ne da ngeen di concurrencer kan moo gën a bëgg réew mi ngeen di def lu baax ba ñu ràññee ne kii moo ëpp lu baax nañu ànd ak moom déedéet dañu lay éliminer comme ça ñu ne maa fi sës maay tax a falu te doo joxe un produit compétitif ci loolu rek la ñuy yëngatu au lieu que yéen ñi nga xamante ne nee ngeen jàng ngeen jàngal ñu ci loolu wala ngeen wax ci loolu nit ñi yeewu ci ay fin Saint-Valentin ngeen di perte seen temps ay 25 décembre di def ay audio 45 minutes di ñu tympaniser te li nit ñi gëm ak li ñuy jëf xam ngeen ne du benn la ñu fonto nit ku jëndal doomam cadeau ci 25 décembre wala fin d'année dara new ci parce que mbëggal nit ak teral nit ak toppatoo nit amul temps même bu fekkee ne ñeneen ñoo ciy dund yéen ñi nga xamante ne gëmuñu sax yàlla ñoom ngeen gën a fonk seeni film ngeen di gën a seetaan seeni dëkk yi ngeen di ñaan yàlla bis mu nekk ngeen dem fa ngeen bëgg ñëw tey di def benn guerre culturelle boo xamante ne c'est perdu d'avance parce que liggéeyu leen ci yee seen waa réew ñu bëgg seeni ñuy consommer seen waa réew d'abord. man xeetu audio yooyu su ma ko déggee day tàngal sama xol bi parce que dama xam ne xeex bi du foofu xeex bi mooy yee population bi ci ñu seet ku baax ku ñuy fal d'abord te bala ñu koy def dafa am préalable mooy ñu yeewu te bëgg réew mi nag mooy bëggante sunu biir nanu waxtaan ci sujet yi nga xamante ne mooy indi bañ nit bi rek te xamuloo ko mooy indi di email nit di ko saaga ndey wala di ko xas wala di ko wan ne amul xam-xam te xamuloo ko nañu wax ci dëkkandoo yi nga xamante ne bu ñu xëyee suba ba ngoon dañuy seet lan mooy naqaral seen moroom ñu di ko def yooyu mooy sujet yi waaye ay sujet yoo xamante ne mënuloo ci dara yow sa président sax bu ay tubaab deewee ay journaliste tubaab deewee day dem di leen jooyle ak yeneen yoo xamante ne kenn mënu koo wax yow waxuloo ci loolu ngay ñëw di wax ci ay di tympaniser population bi ak ay feetu Noël cirque ak ay def lii la te am na lu ko gën parce que gis nga naa leen wax benn affaire bàkkaar yi tolloowuñu te bàkkaar yi ngay def ay nit ak bàkkaar yi ngay def yàlla ak bàkkaar yi ngay def sa bopp yooyu yëpp bokkuñu bàkkaaru dëkkandoo yeeg bàkkaaru tooñ ñi nga xamul yooyu yëpp benn bokku ceeg sa moroom ay poids benn bokku ceeg sa moroom ay poids ay niveau ay poids waaye lu ñuy def mooy bu ñu demee ba jaaxle dellu ci yàlla ñi nga xamante ne ñoom ñooñu la ñuy yaakaar sax ne ñooñu war a indiwaat ci yàlla ñoom ñooñuy njëkk a distraire ñooñuy indil distraction ñooñuy indil ay distraction xanaa xamoo boo demoon sax tey ba yàlla may la yàlla yee la yàlla xamal la nga dem bay bind ci loo xamante ne nit ñi lay jariñ bu boobaa gis nga boo ko bëggee divulguer soo ko bëggee disséminer mooy maanaam tasaare ko nit ñi jot ko bu boobaa ngay am beneen problème beneen obstacle dafa am beneen obstacle boo xamante ne moo ci tegu obstacle boobu mooy ñan mooy yoon yi nga war a jaar mooy le médium bi ngay bëgg a jël ne foofu ngay publier sa kii sax da nga fay am ay problème ñi nga xamante ne ñoo la ko war a publier di maison de presse yi di journaliste yi yàlla may la intuition nga bind dara lu yee peuple bi sax ñooñu dañu lay iñaane tëj ko duñu la bàyyi nga ubbi ko xam nga loolu moo réeral sunu population bi moo tax nous avons une nation ignorante boo xamante ne lu jóg rek yóbbu leen li ñuy gën a publier mooy ay nit boo leen xoolee soo liiree sunu presse bi da ngay yéemu da ngay jooy boroom xam-xam yi nekk fi def fi ay œuvre ñu waroon dugg ci œuvre yooyu génne ko benn par benn
bu ñu ko commencé woon di publier borom xam-xam yi rek da ngay gis ne dañuy gën a sawar dem di jukki ci bindu Cheikh Ahmadou Bamba jukki ci bindu Baye Laay jukki ci bindu Baye Niass ak ci Alaaji Malick maam Alaaji Malick daal dañ ciy gën a sawar def ci ay xam-xam parce que dañuy xam ne bu ñu ko defee ba pare dinañu am ñoo xamante ne ñoo leen koy publier te nit bu defee benn liggéey gis nit ñi di ko consommer day gën a sawar waaye foofu ngay amee beneen obstacle li ngay am mooy xëccoo ak soxorante ak iñaanante boo xamante ne nit ñi léegi dañuy xëy sax di def lu bon suba ba ngoon te duñu xam lan moo ko waral billahi am na ñoo xamante ne dañu lay tooñ nga baal leen ñaanal leen yàlla ñuy doog a tiit daal di dellu si di la baalu ak maa bëri ay xarit yoo xamante ne tey ni nu manifester ne dañu ma bëgg wóoruma nag wóoruma de waaye yaakaar naa ni dëgg la ni nuy manifester ne noonu la ñu ma bëggee léegi noonu la ñu ma comprendre démb bu ma leen génneloon saaga yi nu ma doon def ak wax yi nu may wax da ngay jommi mais xoolal dañu lay wax ne dañu koy def sax te xamuñu lu tax ñu koy def dañu lay déglu nga wax 30 minutes benn 5 secondes la ñu lay juger 30 minutes yi daal di lay def ennemi ànd ceeg nag benn acharnement ak benn sawarte boo xamante ne doo mën a xam lan nga leen def ci laay doog a waxee ne maa ngi doog a comprendre réew mi lu tax ñu bari du ñu wax lu bari du ñu ñemee wax ñu bari bëgguñoo wax léeg-léeg damay invité ko pour waxtaan ak moom ndax damay yaakaar ne xam-xam bii ma bëgg a waxtaane moom moo ci ëpp xam-xam moo ñu ci ëpp xam-xam nga woo ko pour waxtaan ak moom mu décline sa invitation mu décliner ko pourquoi mu décliner ko parce que nee na xam nga nit ñi da ngay waaru da ngay wax benn mbir nii ñoom ñu yóbbu ko Z da ngay wax ne A la yam A ba A rek la yam jéggul sax B ñoom ñu jël ko yóbbu ko Z mu doon benn situation bu alarmante ñu bañ ne du ñu wax public moo tax boo ko seetloo ci télé yi débat yi ñuy yore ñi amul xam-xam rek la ñuy invité ci benn plateau bu jógee ci benn plateau ñu yóbbuwaat leen ci benn plateau les mêmes personnes ñoom ñooy participer ci ay débat moo tax du am benn issue boo xamante ne dañu koy génne résolutionné ko mu jariñ réew mi ku ci nekk booy wax yaa ngi am koy gaaruwaale ku ci nekk booy wax yaa ngi am koo xamante ne moom ngay target lii moo ñu yóbbu ci situation bi ñuy dund de kenn amatul maanaam li ñuy publier lu ñàkk fayda rek am na ku waaw suñu Modou Boola waaw sama gan gi tey xaaral ma dugal ko tey damay am gan maa ngi leen koy rappeler léegi dama leen ko doon rappeler léegi damay am gan léegi ni ci kanam waaw day li ma doon wax mooy doo xam soxoraay bi fan la jóge ak lan mooy li nga xamante ne moo ko lal waaw Mody garde la ligne on commence dans 15 minutes incha allah voilà mën nga tëj sa micro un instant nit ñi duñu ko xam parce que amuñu fu ñuy jàngee amuñu exemple bu baax buy génn amul fu ñu leen encouragé léegi nag yow ci li ngay nekk rek mooy li nga xamante ne gëm nga ni ñëpp dañu koy def xoolal njombe boo xamante ne bu ne am na ci réew mi bu amee ci réew mi gis nga boo demee bay bëgg a blâmer par écrit ou par oral la personne fautive xam nga lan la lay wax du man dong pourquoi du moom dong effectivement du moom dong parce que réew mi yëpp loolu la ñuy def waxeet bi nekk ci réew mi tey am na ñoo xam ne boo leen ko waxoon dañuy wax ne du man rek sëriñ si sax dañuy wax waxeet wala beneen kilifa dafay wax waxeet beneen kilifa politicien
bu ñu juum mukk li nga xamante ne moo nekk ci sunu homme d'état yi li nekk ci sunu ñu ñuy njiite mooy li nekk ci ñun ndax ñi les leaders de demain ci ñun la ñu jóge les leaders de demain ci ñun la ñu jóge ci population bi mais ci bopp koñ bi lañ doon naanee caayin ci jotaay bi la ñu doon daje di waxtaan ci koñ bi lañ doon footballé ci même école yi la ñuy jànge ay grévistes la ñuy doon parce que wax naa ko ci sama benn article c'est pas un hasard que tey ñi ñu jiite ñëpp c'est des anciens grévistes moo xam avocat bi moo xam chef de parti moo xam leader politique bi c'est tous des anciens grévistes te grévistes bu ñu ko waxee c'est des perturbateurs quand même syndicalistes yi ñuy jël def leen ay ministres ci loolu rek lay jóge ay perturbateurs ñooy mujj doon ay leaders donc dafa mel ni Sénégal ñun bëgguñu lu baax fu mu toll nii bul ma fi tuddloo kenn du ma fi sax nekk di lim parce que li ko dalee seen président de la République ba seen ministre ak seen chef de parti koo ci xool apprentissage ci perturbation université la ko jàngee wala au lycée foofu la nu koy jànge warante bi foofu lay commencer donc réew mi bu demee ba doxul wala ñu gis sunu ay leaders yi di tag maanaam ci wàllu xalaat ci wàllu xam-xam c'est parce que li nu gën a mën mooy perturber mais imaginez le Sénégal tey mbokk yi techniciens yi fi nekk yëpp ak politiciens yu baax ñi parce que am nañu foo gis lu baax rek am na ñu bon ñu fa nekk foo gis lu bon tamit am na ñu baax ñu fa nekk imaginez ñii di woowee ñëpp seen bopp technicien ay technocrate ñoo xam ne ku ci nekk nee nga ci wàllu politique yaa gën a xarañ sa morom imaginez leen ñoom ñëpp ñu booloo woon nekk benn ñu nekk benn ñëpp ne bëgguñoo doon ministre de parce que du secteur ministériel yi rek la ñu war a mën a liggéeyee Sénégal de am na ay secteurs yoo xamante ne bu ñu ci tegoon ay direction ay nit ñu baax rek comme direction boo xam ne day gérer que lu dul tourisme wala musique wala mbirum sécurité wala mbirum santé jarul sax muy doon ministère na nekk ay direction rek comme ni ko Amérique di defee ak yeneen i réew bu nu ko defoon rek kon tey ay techniciens yu mag la ñuy am ay stratégistes parce que mënuloo nga ne da nga bëgg a nekk président de la république te président de la république ay secteur ngay gérer ñu dimbali la yow mi ko bëgg a nekk ñu jox la rek benn direction nga xam ne sa xalaat bi nga yor yëpp ci benn direction boobu nga gérer ngay fexe mu dox bu dee sécurité la nga fexe ba agression yi jeex bu dee employé ngay rey sa bopp ba nit ñi liggéey bu dee wàllu jàng la ngay yëngatu lu dul ci école leneen sa yoon new ci ku ci nekk lijjanti sa moroom nga xam nga defe ne kon réew mi du dox mais xoolal comme que c'est des anciens perturbateurs li ñuy gën a mën xam nga mooy lan mooy gêner seen adversaire politique empêcher ko mu liggéey perturber ko ba du mën a focus ci li nga xamante ne moom mooy les problèmes de l'heure loolu rek la ñu mën parce que nag en fait loolu la ñu jàng au lycée bi ñu demee université moom la ñu jàng man mii bi may njëkk a bëgg a dugg lycée mais ay ñoom Saka Zulu laa fi fekk ay ñoom Saka Zulu lycée Blaise Diagne te loolu lycée nga dem ba université fekkaat fa ñeneen i leader yoo xamante ne ñoom it ay perturbateur la ci beneen échelle bu gën a rëy di perturber nit ñi rek kenn du jàngi classe kenn du liggéey ñooñu nag ñooy dem ba léegi après ñoom la politique bi di ragal ku leen di perturber ku leen di distract ñu jël leen jox leen ay secteurs yoo xamante ne amuñu ci xalaat ndeysaan te technocrates yi nekk fi gars yi boo du ñu jug ci ay problème parce que ñii nga xamante ne ñu ëpp ci ñu jiite secteurs yi ñu leen jox attanuñu ko ay yes rek la ñuy jël képp ku mën a wax yes ñu yokkal la ay grade parce que loolu moo fi andi président bi actuellement parce que moo mujjee ñëw ci rang bi waaye yes soo ne lii laa bëgg rek mu ne la du la laaj sax pourquoi waaw bu ñu ko defee woon nii sax dana la nan nga ko bëggee kañ nga ko bëgg ak noo ko bëggee rek ñu defal la ko
te loolu mooy li nga xamante ne mooy trahir sunu président yi ku leen di wax waaw rek la ñuy bëgg ñu entourer leen moo tax du ñu tiit loolu boo ko dee dund doo tiit moom moo dal tamit sunu sëriñ si du ma wax mukk ba bàyyi leen ñoom ñëpp ñoo yam parce que réew mi tey ñi koy yàq population bi ci la ñu bokk de mais population dañu koy yar dañu koy xamal loo dof bu la yàlla dimbalee ba nga ñëw Amérique doo lekk di ko sànni ci mbedd mi de mën nga koo def nag benn yoon parce que xamuloo waaye kenn du la dóor de kenn du la yóbbu police waaye xool bi la nit ñi di xool rek moom moo lay yar donc population bo dañu koy yar ñi war a yar population bi nag bu ñu leen talulee doo leen mën a yar le père de la nation dafa mel ni le père de famille ci biir famille bi da ngay yar sa ay doom soo amulee seen jot ba seet ndax seeni homework ñu ngi koy def doo mën a am étudiant bu baax ci sa biir kër doo ko mën a am soo amulee jot ba mën di leen surveiller wala di leen jàngal les bonnes manières bul am surprise bu ñu la waxee sa doom rey na nit wala sàcc na parce que taluloo ko noonu la mel rek ak nation ñi ñu jiite bu ñu talulee bu fekkee tukki la ñu gën a tal bu fekkee tourisme la ñu gën a tal di découvrir yeneen réew di fa dem voyage yoo xamante ne du ñu indi dara dañuy dem rek pour ñu dalal leen ay visite protocolaire ñu dajal leen teral leen dugal leen ci ay hôtel de luxe ñu gis lu nu mosut a gis bu fekkee ne loolu rek la ñu tal ak dem recherche ay profit ni ko sénégalais yi di defee tey kon bu fekkee ne ci loolu rek la ñu tal kan mooy am jot di yar population bi moo tax ñi ñuy jàpp di leen tëj ci kaso yi dañ leen a yàpp rek ay bouc émissaire lañu ay bouc émissaire moom lañu pour wane ni l'état existe pour wane ni justice am na waaye koo ci gis lu mu def rek am na lu raw lu ko keneen def te génn na ci parce que dafa am kenn koo xamante ne moo ko sponsorisé loolu mooy li nga xamante ne moo xew ci réew mi malheureusement moo waral ñi ñuy déglu lu leen neex rek la nu nuy wax xam nga nit bu demee balay wax naan maa fal diw maa ko folli ñii naan jamais 102 ñii naan ay Charlie Hebdo ña fa dee ña xamuñu ku leen rey waaye fii la jóge yor naa ay rawaanu diw maa koy daaneel xam nga bu ñu demee ba tollu foofu nga xamante ne kon réew mi léegi na kon jaratul ñuy voter bu ñu demee ba ay nit di taxaw naan la ku ma gis dem àjjana nga xam ne kon loolu boo ko defee jaratul ngay jaamu yàlla kon gars yi nañu franku laayu rek wax naa ko ci téere bi yàlla yi bari nañu de billaahi tarixa boo ci dem dañu lay jiiñante ay nit ay yàlla lañu tarixa boo ci dem da ngay gis ñuy waat ci yàlla ne la diw mooy yonent bi kon ñun à la fin cet islam sénégalisé là nga xam ne cette nationalisation de la religion musulmane bi ñu nekkee kon ñun li ñu war a def rek mooy frankulaayu rek xam ne ñun ñëpp àjjana la ñu jëma parce que gars yi dañu dëgër fit ni ñu koy defee enthousiasme bi ñu ciy àndal rek tëj seen kanam yi boo leen xoolee rek nga defe ne ñu ngi ci dëgg te dañoo feel confortable ci mensonge yi nii génne quoi mais pourquoi ñu confortable di génne mensonge yi parce que dafa am réceptacle bu ko attan ñun ñoo ko attan te ñun loolu la ñu bëgg a dégg ñoom xam nañu ko donc loolu moo tax ñoom dañuy gën a yokk niveau bi gis nga man ba ma juddoo ba léegi nii lu nekk dégg naa ko parce que man Pikine laa juddoo màggee Caaroy jàngee HLM Sacré-Cœur lu ne dégg naa ko mais lu may gën a màgg rek di dégg affaire yi di gën a ngand mais dimension bi di gën a rëy ba après yow su fekkee ne yàlla dimbaliwu la da nga naan est-ce que ñun réew mi jar nañuy jaamooti yàlla ay borom kun fa yakun yee ngi fi fees dell seen doom yi tey ñoo leen donn nee nañu lu ñu wax la yàlla di def ay nit ñu leen ku ma gis day ngay dem àjjana kon jaratul ngay jaamu yàlla mais c'est trop facile te boo ko dénoncé rek ñu ne la da nga leen di attaquer
donc le problème c'est nous ñun li ñu bëgg a dégg moom la ñu nit ñi di wax bu ñu bëggoon dégg fu mu toll ni boo ci ànd ak ñenn nga leen di fàttali mbirum yàlla sax dañuy ragal quoi mais nag c'est normal parce que ustaas yi tamit dañ lay tiital que ça da ngay def benn bàkkaar rek mu ne la yow jeex nga c'est fini yow safara rek lañ lay lakkee da gars yi di décourager gars yi ngeen baal ma xam naa damay dagg fii waxtaan wi tey waaye di wax ne tey dama am gan waaw muy Modibo Diagne di jiite rajo Allo Dakar maa ngi leen koy annoncé ci ñi may suivre que ni tey moom laay dalal ñu war a waxtaan ci affaire yu bari yoo xamante ne xew-xew na fi namoon naa ko nag pour bëgg ci waxtaan ak moom am ci yeneen opinion parce que day am yoo xam ne dama ci am sama vision mais damay bëgg ñeneen ñoo xamante ne soit dañuy weddi li ma wax pour dimbali ma ma xam ne li ma gëmoon baaxul te su ma nee man rek mooy am na ñeneen ñu bari ci ay sénégalais yi moo tax ñuy bëgg di waxtaan ak ay nit ñu bari ay borom xam-xam moo tax moom laay dalal léegi nii bu soobee yàlla ndeysaan maa ngi gërëm bu baax kooku Mandiaye Gueye la mu ne merci Ndiawar j'ai lu avec plaisir et beaucoup d'intérêt ton excellent article que j'ai déjà commenté d'ailleurs merci Mandiaye waaw yow écrivain bu mag nga yow ak Mody Niang Modibo Diagne asalaamualeykum wa rahmatullah Mody xam naa sa micro da nga ko tëj boo ko ubbee rek ñu dégg la allo waaw dafa mel ni Mody dégguñu de ñuy dégguñu ko Amadou Diop ma bàyyi la rapidement nga am loo yokk ci waxtaan bi bala ñuy dalal Modibo. waaw yaa ngi déglu léegi ah. allo Mody. allo Ndiaye. waaw am dégg góomu. kookal la waaw maa ngi lay dégg Ahmadou allez-y. waaw man tuuti rek laay wax. waaw. gis nga ku lay dimbali day ëmb sa sangal. parce que wax nga ko tout à l'heure par image par métaphore. parce que gis nga Ndiawar yaa ma ko gën a xam. man damay dëggal li nga wax di ci yokk su ma ko manee ci sama gis-gis bu gàtt su fekkee ne sénégalais yi noonu lañ ko gisee waaw parce que amul benn pays boo xam ne mën ngaa jëm ci kanam ngay copier d'autres institutions étrangères waaw un pays mënta émerger ba illaa yow mi diini su fekkee ne sàcckat yi maanaam ñi ñu tuddee les élites de pacotille yoo xam ne qui se sont enrichis par les raccourcis politiques nga xam ne mbir mi cirque kooku réew moom ndaara lay jël ndax ab pays mëni su ko kale mu jafandu ko ci les intérêts capitalistes impérialistes maanaam entre perdant et gagnant dominé et dominateur te loolu moo xew ci Sénégal te loolu moo xew ci Afrique maa ngi ñëw tout à l'heure 30 secondes rek moo ma desee parce que am nañu invité gis nga 14 pays africains yi nga xam ne ñoo ne ci le continent africain ñoo ëpp doole fu France ak Europe billahi parce que bu ñu dajale woon seen xam-xam seeni expert patriotisme supranational am fi ñu am seeni monnaie ak seeni banque ñu def ko à l'instar des BRICS amul kenn koo xam ne ëpp nga leen doole parce que mën nañoo fexe ba nga xam ne ñu def li FMI di def ak la banque mondiale di ko def ñu intégré ko ci seen biir du ñu leb kenn même bu dee leb ñu leb ci seen biir nga xam ne doon intérêt voilà le problème ci Sénégal nag pour terminer parce que dañu am invité xam nga ñi tardeel Sénégal ñetti nit la maanaam les politiciens et une certaine nomenclature politique encagoulée religieuse c'est ça le problème parce que li tax ñu koy def xam nga boo gisee duñ fi jële le régime présidentiel parce que dafa am caisse noire parce que bëgguñu scier la branche sur laquelle ils sont assis parce que dañoo bëgg a privilégier seeni intérêt
crypto personnellement placé voilà c'est tout nit ñi loolu la leneen voilà merci alors Mody est-ce que yaa ngi may dégg allo Ndiawar waaw Mody waaw ñu ngi lay dégg léegi waaw ñu ngi sant yàlla rek maa ngi jégalu de su fekkee que connexion wifi la nekk nii nekkuma ci sama kii normal quoi. dëgg la. et j'espère que leer na nga def waay. waa léegi leer na ça va ñuy am mbégte di la dalalaat rek comme d'habitude. mais jërëjëf kii naka ñoom Amadou Tout ñëpp ngi ci jàmm. ñëpp ngi ci jàmm alhamdulilah ñu ngi lay déglu. alhamdulilah merci ci invitation bi waay. waaw ma bàyyi la nga nuyu mbokk yëpp rek bala ñuy dugg ci waxtaan wi. non man kay nuyu naa ñëpp man kay ma la nuyoo rek nuyu naa ñëpp. waaw nuyu nga ñëpp voilà ça fait toujours plaisir ñëw waxtaan ak yéen. voilà li may tàmbalee ci question bu ma lay njëkk a laaj. moo di ginnaaw présentation bi. ci at mii ñu génn dafa am ay xew-xew yu bari yu fi am moo di. bokk na ci mbirum sénégalais yi ñuy jàpp doon leen jaay fële ca Libye. yow bu doon situer responsabilité bi naka nga koy répartir dafa am ñoo xamante ne dañoo joxoñ gouvernement bi ñii joxoñ parent bi ñii joxoñ même victime yi ci seen wàllu bopp ñii di joxoñ Occident ku ci nekk yaa ngi am koy pointer du doigt yow naka ngay répartir responsabilité yi non xam nga Ndiawar gis nga affaire bi c'est-à-dire que particulièrement ñun sénégalais yi ak africain yi nga xam ni amoon na lu ñu seqoon ak Kadhafi am nañ ci responsabilité bu bëree bëri je crois que daan naa ko wax ci ay jamono ne woon naa il va falloir ñu séentu Sénégalais yi di dem ay boor Libye di fa am problème mooy ba Abdoulaye Wade ànd ak Sarkozy ñu dem def li nga xam ni moom lañ def Kadhafi mu lu ñaaw a ñaaw ak li Kadhafi seqoon ak Abdoulaye Wade seqoo kook Sénégalais yi seq kook africain yi kenn jógul wax piip ci mbir moomu et li jot a feeñ ci diggante mi mooy Wikileaks yi wane ni que Kadhafi dafa amoon ay ambition wu intégré fédéré Afrique ak 140 et quelques tonnes or yu mu yoroon bëgg ci garantir benn monnaie africaine donc foofu kayitu Wikileaks yi wane na effectivement ni que services secrets occidentaux yi bi ñuy amee information yooyu ci la ñu décidé daa di def Kadhafi li ñu ko def mais ni ñu joué jeu bi mooy que Abdoulaye Wade yëgaluñ ko dara en fait Abdoulaye dafa fekk content yooyu moom it muy wuure bëgg doomam dégg nga maam jàll ci affaire bi ñu gëmloo ko ni kaay jàppale ñu fii ci Libye bu ñu fa jógee xëy na mun nañu am nu ñu def ba jàppale ak sa doom ji mu falu mais gis ni affaire bi nu mu mujjee mais li am ba am mooy ba ñu reyee Kadhafi pratiquement la affaire armée daal di tasaaru groupe woyu yeeg terrorisme beeg yëpp éclaté ba nga xam ni fi mu nekk kenn amatul jàmm ba Sénégal bien que dara xew gu fa mais kenn nelawatul donc ameen responsabilité ci ñun la ñun ñoo toog di xoole ñun africain yi kenn ci sunu biir toroxol kenn yëngatuwu sa loxo bon benn boobu responsabilité tubaab yi aussi ñi ngi ci ñoom yàgg loolu du lu bees ci ñoom yàgg nañ ñuy def ñu toog di seetaan en beneen affaire bi mooy sunu gouvernement yi tamit defaluñu dara xale yi ami Dakar dafa réewul leen job bu ñu leen lu ñu mën a téye seen loxo lu mën a toog ci dëkk bi bien que dëkk bi ci boppam suuf si la fa ne doy na sëkk pour xale yi mën a toog ci dëkk bi mais kon ni nga ko xamee entre corruption ak càcc geek ni ñuy jiiteeg seen famille rek ñoom moo leen soxal
ak seeni waa parti xale yi ni ñu mel baax na I mean you know kooku mooy responsabilité xëy na certainement ñi nga xam ni ñoo ñu jiite et en tout cas bon responsabilité parents yi c'est vrai mais nag you know xale yi bala nga leen di mën a téye dafay fekk nga yor dara mën leen sax you know dugal pepp ci seen gémmiñ waaye boo demee ba pepp mënoo ko dugal seen gémmiñ xam nga xale yooyu ñu neex a téye alors en gros daal foofu lay situer responsabilité yi mais li ci ëpp daal waaw mi ngi diggante ñi nga xam ni ñooy suñu gouvernement yi ak tubaab yi ñoom daal li ci ëpp ñoo ñu yeggee fii quoi absolument te bari nañu lool tey dem nañu ba mbir mi sérieux ay maa ñu ñuy wooye ay superstar génn ci di ci def ay vidéo ku mel ni Alpha Blondy ñeneen aussi topp ci ba poussé nañu quand même pour une fois ñu gis africains yi def ay manifestations dans presque toutes les grandes villes parce que mbir mi aussi da leen a tiital lan nga yaakaar pour une fois tey moo waral tey africains yi ñu gis benn cause ci au 21e siècle muy pour la première fois benn mbir dal leen ñu gis ñu booloo ci ba tax ñu obligé tey seeni leader ñu dajaloo bay jàpp ay nit nee nañu ñooñu ñoo doon facilité maanaam njaayum jaam mi ci Libye ak ci yeneen i dëkk. well gis nga Njawar gis nga manifestation yooyu du faj dara am na lu jiitu manifestation yi te africains yi yënguwuñu bi ñuy gis ay milliers d'africains di dee waxuma la ñi dañ leen di jaay rek de ay affaire esclavage rek la mais entre ki ñuy jaay esclavage tëj ko ci kaso bi ak ki nga xam ni pratiquement dañ koy seetaan ci biir ndox mi par milliers ñuy sóobu di lap bato tubaab di leen seetaan di reetaan ban moo gën lu tax africains yi jóguñu manifester bi ñuy gis seen frères yi di dee par milliers ci Méditerranée bi ay marinu italien dëkku Europe yi di leen seetaan ak di leen coince ak ba ñuy lab lu tax africains yi jóguñu kaas xam nga affaire bi lan la c'est-à-dire mënuñu toog léegi ay application ci internet bi di changer suñu humeur ak di ñu wax kañ la ñu war a manifester ak kañ la ñu dul manifester léegi tubaab bi xam ne exactement fan lay bës pour changer suñu humeur wala changer suñu réaction ci wat yooyu rek lay jaar mais xam nga lan moo am dëgg c'est-à-dire que ñun li ñu war a comprendre mooy lii Abdou Diouf waxoon na ko ca jamonoom ne woon na européens yi bu ngeen réglé wul suñu rapport ñun ak yéen rapport gagnant dinañ dem ba xale yi dinañu ñëw te kenn du leen mën a téye professeur Abdou Diouf du nit koo xam ni man ay waxam de da ngay waar mais waxoon na ko fi bàyyi ko prophétie boobu moo am tey européens yi yóbbu nañ ñu ci suñu relation ak ñoom ci point boo xam ni mënatuñu téye xale yi il faut xale yi dem Europe parce que ñoom dañu yaakaar ni foofu la ñun ñëpp xam nañ dara amatul Europe jeex na mais xam nga lan mooy affaire bi mbir mooy que Europe ci boppam immigration clandestine daf leen dépassé xamuñu woon nuñ koy régler ñoom ñoo créé business bi buzz bi ñoo créé bëgg ñu gëmloo ni ñun ci suñu biir ñooy jaayante c'est pas vrai xoolal affaire bi lay profiter ñoom lay profiter parce que xoolal depuis boobu am na ay rapports yi génn ni sax immigration clandestine bi bii jaar ci Méditerranée wàññeeku na léegi ñoom ak seen service secret moom laa gëm ni ñoom ñoo créé situation bi ba pare wëlbatiku nag ñun commencé ñu jaxase ci suñu biir naan ñu yéen sax yéenay jaayante seen biir ñun waxuñu waxu jaayante li ngeen ñu def ba mu ñu jaral ñuy dugg ci ndox mi di ñëw ci yéen foofu ñu yaakaare ne foofu la soos bi ne foofu la soos bi neexee loolu la ñu wax mais jaayante suñu biir yàgg na am loolu du lu bees
suñuy jamono maam yi sax xanaa ñu ngi ko doon def problème bi dëgg mooy ñoom seen rapport ñun suñu rapport imbalance bi ci am ba mu jaral suñu jeunes yi yaakaar ni Europe rek par la espoir ne alors que ñoom ñi ngi taxaw ci kaw espoir suufu Afrique boobu mooy espoir te xamuñu ko sax te jànguñu parce que ñoom européens yi ñooy tànn façon Macky Sall yii ñuy defee noo xam ni booy dañuy dem ba gëm ni Afrique espoir amatu fa loo gëm la 16 ans ginnaaw bi Senghor génnee àdduna te Senghor mooy par référence ki nga xamante ne bu ñu waxee le socialisme au Sénégal rek sunu bët yëpp ci moom lay tourner démb la woon anniversaire bi mu génnee àddina mu am 16 ans tey bi ñu koy feete ñaari groupe ba ci ñett ku ci nekk di woote ne ñoom ñoo donn Senghor benn groupe bi ci gën a intéressant mooy seen leader moom mu ngi ci kaso bi et naka ngay dundee nekku kaso Khalifa Sall ñii nee nañu injustice la c'est politique ñii nee nañu dafa laal loo xamante ne même bu ko ñëpp doon def sàcc la ci loolu la ñu ko jàppee tëj ko kaso réew mi fu mu toll nii bougeetul ndax coow loolu ban jàngat nga si def. c'est kii Njawar man dama xam dama juddoo ci ambiance su famille socialiste bi and mujj bi c'est vrai jëloon naa suma carte nekk socialiste mais après dama xotti carte bi quoi ma ko xotti ci ay circonstances et gën a tax ma xotti ko mooy Tanor Dieng ak ni muy ci biir parti bi loolu moo tax ma xotti suma carte en dinaa defal benn confidence il a defe naa ne loolu bu amul woon peut-être que ba tey mais dama benn yoon laa mus a dem kër Tanor Dieng et ba ma ci jógee laa décidé génn ci parti bi parce que mënuma woon comprendre nit koo xam ni yow musoo liggéey ci àdduna liggéey normal xëy comme sa moroom yi ñàkk sa doole yow politique rek ngay dundee nga mën a vivre ci benn opulence bu mel nii ça m'avait choqué daf ma choqué woon tellement et je me suis rendu compte que ni kii bokkuma ak moom ay valeurs ren mujj bi laa ne daal man parti socialiste am bien que ay conviction socialiste yu wóor la am mais parti socialiste Sénégal bi lii dootul socialisme bi amatul ñii c'est des alimentaires seen bopp rek lañ fa ils sont pas aussi différents que ay Macky Sall façon yi and affaire démb rek maa ngi koy wax ci rajo bi anniversaire Senghor bi d'abord lu baax la parce que ñu koy feete Senghor du woon nit ku parfait c'est pas parfait mais am na vraiment loo xam ni def na ko ci dëkk bi mu jar nag chaque année ñu war a mën a booloo autour de son anniversaire là parce que moment yu mel nii dafa baax ci nation nit ñi mën a fàtte seen divergence seen li leen wuute li leen merloo ñu daje ñu ñëpp lii ñoo ko bokk et anniversaire deewu Senghor lu mel ni màggal lu mel ni gàmmu yooyu ay point de ralliement la day gën a conforter day gën a dëgëral suñu commune volonté de vivre ensemble muy participer ci dëgëral nation sénégalaise bi c'est très important et li nga xam ni nag groupe yi ñu ngi koy xëccoo dama xamul lan la ñuy xëccoo quoi ñii bu ñu amoon jom bu ñu amoon benn once bi ci jom bi Senghor amoon
tey jii duñ fi nekk di xëccoo di def ñetti parti ñoom ñëpp a yem ñoom ñëpp ku ci ne looy lekk nga bëgg lu sa ay mbokk lekk nga bëgg sa nitu clan yi c'est loolu rek la li ma gis mooy que fi mu nekk nii te démb Tanor Dieng ak Khalifa Sall ay on de jo la ñu woon Khalifa Sall contribué na ay salté yu bëri yu Tanor Dieng def au sein du parti yu bëri jàppale na ko ci dégager tous les anciens yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ci temps Senghor ba ñuy désengoriser ñoom ñee ci ne woon woote wuñu ay xaw ma seen comité central bi xaw ma seen réunion yooyu ñu war a woote doon jàppale ñoom kay xanaa dañ dem bii rek ni saa nañ leen dugg ponkal bi nañ leen dugg Tanor alors bi ñu duggee ci ay yeelam fekk mënuñu ko yëkkati problème bi loolu la dañuy lekkante seen biir et que aussi bien que Tanor que Khalifa Sall ñoom ñëpp kenn seetu ci quoi finalement kenn seetu boo gisee ay génne attitude ëffal bi gars yi bëri di def daal dafa mel ni loolu la ok mais est-ce que yaakaar nga ni maanaam issue heureuse bi Karim Wade am nga xam ne sax au moins moom jox nañ ko passeport diplomatique génn ko réew mi mu dem feneen te xamuñu ci dara est-ce que yaakaar nga ni le même sort mooy dal Khalifa Sall wala dañu ko nar a dafa nar a nekk pire. ay def arrangement pour jox ko passeport mu génn dëkk bi. waaw wala jox ko benn sortie rek mu génn kaso waaye mu dootu yëngatooti ci activité politique wala lu demee noonu la nga yaakaar ne mooy maanaam ci prospection rek yaakaar quoi mooy yoonu Khalifa Sall ci situation bi muy dund. waaw Ndiawar xam nga affaire bi lan la. c'est-à-dire il est vrai que politique du science exacte quoi. dëgg la. et bu fekkee ni politique bu set bi la sax muy vraiment lu jëm ci jéem a soxali cité bi yan contribuer ci cité bi ni muy doxee mais lii am Sénégal du politique. du politique. waaw affaire jaay doole la maa falu tey lu ma neex laay def pratiquement comme li buur yi daan def. loolu la quoi gars yi dañuy falu nekk luñ fa askan bi nekk luñ fa dara amin da ngay gis ay yu mel ni tabax benn aéroport ni askan bi 300 milliards lay jar mujj bi mu dem ba 600 milliards doo gis sax benn juge wala benn magistrat bu autosaisir ni bon nañ leen enquête xaalis bi amul quoi parce que tout simplement ragal nañu exécutif bi exécuter leen. so lu neex waaye def la amin dootul politique affaire bi leneen la mélange yu kenn xamul lu mu doon la quoi et puis bon nit ñi tamit mooy loolu seen seen xam-xam ci wàllu politique seen degré wu analphabétisme bi am ci dëkk bi tamit arrangé wul dara voilà quoi ñenn ñi finalement ñoo ci nekk ku ci jàng tuuti ci école tubaab yi daal di ñëw boobu nekk ci di wure comme tout le monde def politique bi ascenseur social bi gën a gaaw pour am xaalis léegi dootul jàng dootul dara politique rek mënal saaga mënal yuuxu mënal jaay sa mënal trahir jarutul jàng toog ci banc école yi université di Sénégal yooyu boo ko da ngay perdre sa temps. Mody nag voilà mais Mody dama bëgg a ñëw nag ci benn affaire boo xam ne bu ma la invité ba mu jeex te waxuma ci dina am ñoo xamante ne dinañu ma jam mooy mbirum élection législative yi nu génn c'est-à-dire que ni li tax ma bëgg la laaj question bi mooy dama curieux quoi man maanaam dama bari wax sama bari wax yëpp ay questionnement la man damay laaj ba laaj sama bopp ay question yoo xam ne daf may réeral c'est-à-dire que fu mu toll nii maa ngi curieux parce que toujours maa ngi xool politicien bi ni muy approché foo xamante ne
dara dafa nekk mu soxla la moo xam ci tarixa yi la moo xam ci association yi la moo xam ci sénégalais lambda yi la te loolu yëpp li ko waral mooy soxla seen baat yow nga yàgg dalal ay politiciens di leen laaj ay question ay kilifa yoo xamante ne dañoo présidentiable ñii bëgg a doon ay député ñii bëgg a doon sax jiite ay sénégalais de la diaspora di def ay débat sa rajo nga leen di laaj ay question boo demee yow ci sa wàllu bopp ba am lu virus bu la piqûre nga ne da nga bëgg a représenter diaspora bi député yi te yaa ngi koy def déjà parce que yow député honorable député nga d'abord parce que yaa ngi def rôle boo xamante ne fayuñu la waaye teguñu la assemblée nationale mais yaa ngi influencer d'une manière ou d'une autre boo demee ba nga xamante ne léegi da nga war a def physiquement nga bëgg a dem ci askan wi maanaam jëflanteeg ñoom xëy na am na ñoo xamante ne mosuloo wax ak ñoom te tu étais obligé nga wax ak ñoom am ñu lay woo di la laaj ay question te waruñu la woon laaj ay question nga war a rendre compte te xëy na waruloo leen woon rendre compte ngay dem di solliciter ay voix aussi ci ay association ak daari ak yu demee noonu ban sentiment nga am bi ngay def loolu d'une manière générale waay xam nga Njawar yow affaire bi ump la que da nga bokk ci sama am di jàmm yi en bien que maa la féete mag mais leer na la ni que am ay yoon yoo xam ni particulièrement bii bokk woo naa la jël ci sa avis comme ni ma ko defee ak sama yeneen am di jàmm waay et que bi ma koy def vraiment c'est sama xel newul woon ci ni dama bëgg run pour new nekk député quoi et bi ma déggee ay quelques nit yoo xam ni vraiment man dañu naan dañuy jóg ni woy dañu bëgg nekk député ci laa ni mais attention il va falloir ñu jéem a organiser wu et puis def dara parce que mënuñu bàyyi ay nit yoo xam ni il est clair que ni ñii d'abord seen caractère tax koo demee noonu et puis dañu wone bàyyi ay traces yu njublan yoo xam ni man naa ci teg sama loxo jaxran mënuma bàyyi façon nit ñi naan dañ fiy jéem a wut affaire député alors ci laa comme ni ma koy defee toujours que muy problème rajo bi wala ci laa woo suma suma cercle xarit honneur la pour man ni yow sama cercle yooyu ci nga bokk bëriwul ñu mun naa leen compter benn loxo ci laa leen woo waxtaan ak ñoom quoi ni leen affaire bi nii la demee et donc voilà fe naa ni li mën a am lii la am na ay politiciens qui yu ma approché pour ma kii leen seen tête de liste parce que peut-être yaakaar nañ ni que bon turu Mody bu brand bi war na leen mën a pousse yu am visibilité yi mais après réflexion daal ci laa ni bon écoute bàyyil ma dugg ci parce que ku mel ni Talla Sylla su ma mënee ñëw ñaan ma am na lu ma naw ci moom loo xam ni def na ko ci seen ma jàpp ko bon nit ku nekk nag am nga sa côté personnel boo xam ni du ma ko jàppe engagement politique bi nga am ak li ngay liggéeyal askan bi donc loolu laa jàpp ci proposition Talla Sylla bi pour ma diriger diriger coalition ak aussi leeral que ni ñëwuma ci affaire bi pour défendre plateforme coalition bi ñëwuma pour nekk député coalition bi ñoom dañu ni kaay leen ñu yóbbaale leen comme ñoom am nañu oto bu jëm assemblée yéegal ñu dem mais en fait man dama ci dugg d'ailleurs sama plateforme leeroon na ni que affaire diaspora bi daal moom mooy suma combat quoi leneen du sama combat léegi et puis noonu lañ ci demee et puis bon écoute nit ñi pour une raison pour une autre choisir nañu Kenneth qui se trouve être le petit frère du ministre de l'Intérieur donc waa APR yi la def nañu combine def nañu seen njublang ba finalement voilà jël affaire bi fin mais jàngat bi ma am ci affaire bi yëpp
man bëri bettu ma ci Sénégalais yi ci ni ñuy defee politique seeni façon wu gëm ak par exemple da ngay ñëw da ngay woo nit ñi ngi xaar génne yónnee xaalis ñu organiser la benn meeting fii jàppal bàyyil man leen écouter man leeraloon naa affaire ci njëlbeen coalition bii may àndal joxuñu ma dërëm su xaalis laa ciy def donc comme suma xaalis laa ciy def man dinaa ko gérer suma bopp am na loo xam ne ñu ngi koy def ci rajo bi depuis très longtemps su fekkente ni nit ñi gëm nit ñi après toutes ces années xamuñu exactement lan la Modibo gëm et puis dootuñu xam li Modibo gëm quoi dugguma ci pour liggéey am na liggéey dugguma ci pour teraanga yàlla mi may suturaaw dem rek jéem a jënga tuuti def tuuti bruit pour la cause de la diaspora loolu rek laa ci bëggoon mais nit ñi comprendre wuñ ko noonu parce que nit ñi dañoo am ay préjugés dañu am nu ñuy xalaate ci wàllu politique c'est-à-dire gis ci seen bopp il faut que ñu am luñ ci lekk parce que nag bon establishment bi ñoo leen ko tàmmal suñ fi ñëwee dajale leen ci hôtel yi ñàkk loo leen fayda ñàkk loo leen seen dignité di leen séddale ay 200 kii ñuy xëccoo foofu xaalis ba seen caay di dagg yooyu lañ leen tàmmal moo tax ñoom fu ñu déggee politiciens yi ñëw rek dañuy xalaat xaalis yeneen quoi da ngay woonu naan la oh man vraiment yow Modibo daal xam naa ni da ngay yéex a jóg mais man joxe naa sama baat ba pare quoi lan mooy sa conviction politique da ngay non c'est même pas que préparer c'est-à-dire mën na nekk kii ba moom ñoo bokk xeet par exemple wala jox naa sama baat parce que moo la fi njëkk jox naa sama baat kii ñoo bokk région c'est-à-dire ay considérer au lieu ñu xalaat lan la leen discours waa ji lan lay changer ci ñoom lan lay changer ci seen ci këram lan lay changer ci dëkk bi lan lay changer ci Sénégal non ay considération ethnique sociale ay considération yoo xam ni amul place ci politique en fait loolu ci gis et bon et puis am na après nga am vague ñoo xam ni nag ñoom duñu wax katu dëgg quoi duñu wax katu dëgg dañu naan ah waaye saa yi danaa la voté la mais kay ma jox la benn dama lay jox benn exemple affaire bi c'était tellement li ngi xewee fii ci Washington jour vote bi moom man dama demoon sama bureau de vote quoi ma dajeeg benn waay yu ñëwee ñu waxtaan alors bi ma voté pare ñu taxaw ci biti di waxtaan ma ne waay ma nuyu ko yooyu sama waay la nag ma nuyu ko ma ne ko may saay waaw alors koo votel mu ne waaye tamit gaa xam nga ni yow laa votel ma très bien ñu toog di jéggi sax ay xam nga heure tëj kii bi jot quoi heure tëj bureau de vote bi jot ñu seen jabar ji di taw di ñëw quoi mu ne jabar ji gaawal nga dem voté ji waay jabar ji dugg voté génn mu ne ko koo votel mu ne ah man de bu jaune bi laa sànni mu ne ko yow boo la nga moo te waa ji bi jabar ji nekk ci biir mu ne ko waay man grand ñun suñu kër ñëpp yow la ñuy votel ñëpp instruction ba xoolal jabar ji mu génne mu ne ñu ko ma man de bu jaune bi laa sànni mu ne ko way yow boo wax la bu xonq bi lañ la wax et tu vois donc da lay wóor ni waa ñooñu li ma wax sax ni man la voteelu ma quoi et encore grawul quoi amin ku nekk li nga gëm mais fen jarul fabriqué maanaam da nga war a assumer da nga war a assumer voilà exactement exactement et tu vois des gens amin doon naa wax ak ay da leen di woo ñun la woy non yow kay yow laay votel quoi
yow laay voté moom fii moom mais résultat état bu génnee yow zéro nga fay am quoi dëgg la mais tu sais encore une fois bon il faut tout justement sénégalais yi jàng sincérité yaa ko moom kenn du votel Modibo wala nga votel keneen dëgg la mais bu mu la tegee bu mu kii nga jaay sa ngor quoi di ko jaay parce que pour ay affaire race ay affaire ethnie baaxul du am ko Sénégal fenn mujj bi ci sa comportement yëpp lay feeñ bu feeñul ci vote bi dina feeñ fi ngay liggéeyee dina feeñ ci sa dëkkandoo and voilà baaxul quoi quelque part Mody am na nit koo xamante ne dama ko waxoon ne di nga maanaam da ngay yow laay invité tey mu demandé ma ne ma boo ko invité nga woo ma wala mun a ma sax man damay woote parce que dafa am question bu mu la bëgg a poser soit dafa bëgg am lu mu bëgg a wax amul problème moom laa la bëgg a defal surprise asalaamaaleykum waaw kooku waaleykum salaam kooku mooy dugal la hey Bokar da nga def waay waaye sant rek Bokar ñu déglu la ñu ngi lay fay hey Bokar da nga def waay c'est vrai mais c'est vrai xam nga rek nekk ci rek wutum dépense rek da ngay teg marmite bi muy ñeer nga daw wuti dépense ñëw fekk dara doxul ndox mi ñeer nga daw ñulu gaat dawaat wuti rek waaw je vais intervenir parce que xam naa ni jot amul te ñu bari dinañu bëgg mais c'est que Ndiawar c'est mon frère te des fois dama communiquer ak moom et jusqu'au moment où j'ai appris que tu devais intervenir je dis non Modibo c'est mon frère de combat il ne peut pas venir à la radio sans pour autant ma gunge ko foofu Ndiawar yaa ngi may dégg. yaa ñëpp yow la ñuy déglu. damay duma sur les points j'ai écouté l'interview de Modibo. Je n'ai rien à rajouter dedans. C'est une intervention parfaite. Il a bien touché question yi nga ko laal yëpp ni mu ci répondre non su ma fa nekkoon wala keneen nekk fa c'est-à-dire ñun xamante nañ suñu biir. On a mené le même combat là pendant au moins 15 ans. Depuis 2002 ba léegi maa ngi ànd ak ñoom. Donc il y a rien à dire. di ko féliciter pour cette remarquable intervention. Mais lu ma bëgg a wax xam nga man da may invité sa rajo may wax des fois may dem événement bi di xeex mais boo mu ne taxaw fi di xeex de mën naa ne Modibo m'a inspiré et je l'ai dit en toute sincérité moom nag mënu ko waxal boppam wala boog sax des fois peut-être il ne s'est pas rendu compte de l'impact qu'il a eu sur des gens mais Modibo tu te rappelles man ak yow ñuy dem Fonds monétaire di manifester wala boog Maison Blanche di manifester. C'est vrai. C'est ma première manifestation en 2007 j'ai eu beaucoup de monde. Deuxième manifestation bi ñëw j'étais avec Modibo on était peut-être 3 personnes wala 4 personnes ma jël sama bagage bëgg dem Modibo jàpp na ma non Bokar c'est pas comme ça si tu te dis leader da ngay jiitu gars yi fekk la foofu mais mënoo wax askan bi da ngeen di ba dableen yaa ngi rappelé wu loolu Modibo. Absolument, yes. Après mu ne ma Thomas Jefferson loolu la doon def. Yes. Donc yow mënoo ñëw fii woote ñu am 3 personnes 4 personnes nga da ngay dem sa yoon da ngay toog. That's right. Mais Ndiawar depuis ce jour-là man dama ci ab ba su ma taxawee di manifester bu dee benn nit sax wala su ma wootee dama naan su dee benn nit je n'ai jamais fait une manifestation j'appelle les gens déedéet damay def une manifestation je donne à Allo Dakar mu poster ku ñëw baax na ku ñëwul baax na parce que boobu temps Modibo def na ko ci man nee na ma booy manifester même bu kenn ñëwul sax yow taw pas compte
maa ngi rafetlu loolu il m'a wax dëgg yàlla yamul foofu à plusieurs occasions moom Modibo xamul loolu de man damay bëgg a bàyyi parce que li ma doon def ni activisme bi yooyu wóor na yàlla dañ ciy gaañ suñu bopp sax man ak moom dañ daan échanger dañuy échangeante dañuy gaañ am na ay temps ma bëgg jël benn risque bu mag devant le fonds monétaire mu ne ma il m'a retenu mu ne ma Bokar arrête-toi ça pouvait être catastrophique mais il nous a retenu parce que combat bi da ngay dem ba gaañ sa bopp boobu loo bëggoon def yow bon non c'est pas la peine may dugg si parce que bu ñu joxee suñuy cartouche yi bu ñu joxee suñuy mais c'est des choses sérieuses yoo xam ni bu ñu nekkee ci digg événement dañuy calculer les risques et Modibo il sait calculer les risques et il sait daf ci dem avec juste mesure et bu ñuy def yooyu yëpp day indi njabootam teg de côté ma ne def sama doom teg de côté ma fille qui a 18 ans ba léegi danaan ma ani tonton Modibo lui qui disait you mother among you Modibo yaa ngi rappelé wu loolu sama doom toujours mu laajte ko you have a mother among you fekk ñu ngi nekk devant ci wetu maison blanche mais boobu daal moom mi ngi même xat jigéen bi ma xool affaire bi ma tey ñun bu ñu génnee àdduna nekkatuñ fi suñu doom yooyu doomam yooyu ak sama doom yu nekkoon foofu ëllëg c'est eux qui vont porter le flambeau. Machallah. Yamul fofu Modibo je dis ça yi c'est bien parce que ñun amuñu luñ ci am. mais ñëw wala xalé yi ñëw ñoom danañ xam ñun fi ñu jaar ak ñoom Modibo fu ñu jaar ba agsi fi ñuy agsi fii comme ça ñoom ñu continuer combat parce que il ne faut pas que ñu xaar ba CNN wax wala keneen wax wala tubaab bi defal ñu soog a jug def déedéet. dommage comme il a dit. faut que ñu toog ba tubaab bi ñëw wax defal ñu et cetera pourtant ñu jàng nañu xam nañu yoon bi et cetera ça pourquoi ñu nar a toog gars yi di ñu ko defal donc c'est inspirationnel moo tax ma koy soulever yamul foofu donc je continue un peu après mon rapport mais lu ma bëgg a wax rek mooy ba ci combat bi ñuy mënee contre Abdoulaye Wade jusqu'au collecte de fonds ba ni ñu doon collecter xaalis aujourd'hui c'est dommage que ñi nga xam ne dañuy doon àndal ñëpp ils nous ont tourné le dos et c'est regrettable parce que boobu amuñu woon dara Modibo moom xam na ko dafa côté downtown à Union Station à la gare là ñu dajaloo foofu ay leaders yu mag yoo xam ne Sénégal la ñu nekk ñi ngi wax ñëpp di leen dégg ñu ñëw foofu Modibo dajal leen xaalis ñu fay reer bu cher mu jël xaalis bi jox leen ne leen maa leen ko dimbali fii sabilillah boobu def na ko sa rajo nag a été un précurseur dans la diaspora parce que ñun Allo Dakar rek depuis Sénégal ba mu nekkee créé rajo depuis les gens le suivent man su ma suivrul sax samay nit ñi dañuy suivre samay xarit dañuy suivre ils me disent ce qui se passe dans la rajo ñu jokk ànd ñëpp ñu ànd nekk benn donc man damay wax gàcce ngalaama mais Ndiawar ce qui m'a le plus impressionné c'est que Modibo ragalul et il est sincère tu sais pourquoi may wax loolu démb maa ngi koy wax ci benn xutba ci troisième pilier wu la ilaha illallah muhammad rasulullah c'est la sincérité nit bu sincèrul tu peux pas être un bon musulman l'histoire de Tanor Dieng man waxtaan naa ci moom en privé jusqu'à la fin de mes jours mënu ma woon wax du ma mën a nettali loolu mais ku sincère rek mooy wax lu mu ne dama dugg kër j'ai vu benn luxe boo xam ne c'est insolent dama xool may ko mu dina xotti carte lorsque j'ai entendu ça tout de suite dans l'émission donc man damay wax ni son expérience pour les législatives c'est une très bonne chose il a une expérience boo xam ne jaar na fa nee na mënuma toog di seetaan gars yi di ay ñoo xam ne effectivement le candidat qui a gagné c'est Abou Diallo excellence Abou Diallo mais Abou Diallo bien que c'est un homme bien humainement mais il ne peut pas faire le travail c'est un gars qui représente le parti APR etc mais il ne peut pas travailler la preuve en est que pendant quelles ont été les interventions du député de la diaspora donc moom bu ñëwee ba fii jaar fii
c'est une expérience, c'est très bien mais nag expérience boobu moom laa koy ñaan mu téye ko ba mu dëgër ñun ñëpp dinañ ñëw boole suñuy doole on va aller vers 2019 pour voir ce que nous pouvons faire ensemble parce que effectivement l'heure est grave pour redresser la situation. Ndiawar, je ne peux pas être trop long mais Modibo, je vous félicite pour cette brillante intervention et je suis ravi de vous avoir écouté. Modibo, réaction. Modi. Réaction. Est-ce que Modibo mu ngi dégg? waaw maa ngi fi ah. voilà réaction par rapport ak li Bokar wax dafa am loo ci yokk. non écoute man Bokar mun naa wax autant ci moom li mu wax ci man quoi. Bokar kenn dootu ko présenté na nit ku gëm combat bi la. musu ci xaar kenn en askan bi askan bi daal soxal na ko daal. nee na ko du benn du yoon. nit ku sincère la nit ku dëggu la. macha allah. voilà quoi so li mu wax ci man yëpp moom exactement lu ëpp loolu sax lay def. dëgg la. manifestation boo dégg fii ci Amérique ñaare ñett organisation bi ñoo ko jiite. dëgg la. musu daw combat bi yenn voilà yàgg naa ko wax nag saa waaye mënoo toog fii nag bi fu ñu ne jóg leen xeex rek ñu ni woo leen Bokar Moussa. ndeysaan. léeg-léeg ma caaxaan ak moom ni koy man de toute façon daal. ci élection yi sama biir kër lay yem man sama biir kër danaa ci am 100%. jërëjëf Mody jërëjëf. est-ce que ñi nekk ci ligne bi am na ku bëgg laaj Modibo parce qu'il nous reste quelques secondes ñu libéré ko. waay. Diop. Amadou Diop Issa Diakité ñoo nekk ci ligne bi. sëñ Amadou. waaw. ñu ngi lay ziar waay. da ngeen am question. maa ngi lay siyaare waay. waaw maa ngi lay siyaare bu baax. na nga def nag ça va. ça va alhamdulilah. waaw man nag benn question rek laa lay posé. parce que jàmbaar nga sa borom xam-xam nga. analyse politique de haut niveau nga. waaw. parce que dégg naa tout à l'heure nga wax ci Senghor. waaye affaire Senghor man ay mbiram j'en passe. waaw. waaw question bi ma la ciy posé. xam nga ne 1963 ba tey jii. tey jii la wàllu gën a aay. est-ce que yaa ngi ma déglu bu baax. ñëpp ak lay déglu Ahmadou yow rek la ñuy déglu. waaw dafa mel ni que 1963 ba tey jii mbir mi. foo ko takk weesu na ko. ndax tey jii la wàllu gën a aay. parce que dafa mel ni que président bu ñëw yées sa morom. li ma ci am takk mooy nan nga gisee la gouvernance de la rupture bii nga xam ne procès politique présumé judiciaire ci la nekk di seet xaj ak seen alors que moom ci boppam buñ ko appliqué woon à lui-même sa propre fatwa judiciaire du fi nekk. dëgg la ndax ci loolu gis nañ ko ci le procès de Karim Wade. gis nañ ko ci Aïda Ndiongue. gis nañ ko ci Idrissa Seck mi nga xam ne dañ ko doon bëgg a woo mu jël ay matukaay. te li nga xam ne moo ci gën a jéggi dayo Macky Sall day épargner le directeur du COUD te dafa épargner Abdoulaye Sylla. waaw nga xam ne dafa détourner xaalis yu bari te li ci gën a doy waar dafa mel ni que maanaam la justice est infantilisée instrumentalisée parce que au lendemain avant même que Karim Wade fasse appel dañoo changer les règles du jeu ñu indi cour suprême Mamadou Badio jiite woon ko nga xam ne dafa waroon dem retraite nan nga gisee mbir moomu est-ce que delluwul ginnaaw te nan nga gisee Sénégal parce que fi mu nekk
dafa mel ni que dëkk bi dana selew lu tax li nga xam ne kenn mus koo nangu Abdoulaye Wade ñu koy nangul kii fi nekk nan nga ko gisee lan moo làqatu ci kaw te lan moo koy saafara. waaw gis nga dama démb rek dama am benn mbir moo xam ni dama ko comprendre mu ko bu baax ci affaire Mamadou Dia bi parce que 1963 bi nga date boobu nga joxe dafa am importance ci déroulement wu événement yooyu et dafa am ay livre histoire ay documentaire histoire bu cinéaste boobu gagné prix wu chef de l'État pour les arts bi Ousmane William Mbaye dafa defoon benn film ci Mamadou Dia d'ailleurs film bi noonu la tuddee Mamadou Dia et ci biir film bi mu filmé ki nga xam ni à l'époque colonel rek la woon ci armée bi mu tudd Jean-Alfred Diallo Jean-Alfred Diallo dafa wax benn wax bu am solo dafa ni parce que xam bul fàtte ni le chef d'état-major le chef de l'armée moo doon la waa ji Fall la te nga xam ni moo àndoon ak Mamadou Dia mais Senghor bi mu woowee Jean-Alfred Diallo daf ko daal di nommé chefu armée bi pour mu remplacer beneen waa ji ànd ak Mamadou Dia mu yónni ko pour ñu dem assemblée et d'après ni ko documentaire bi wone et encore Jean-Alfred Diallo moo wax ci gémmiñam mu ni ba mu demee foofu mu woo le général Fall mu ni ko ambassade France nee na déglu de ambassade France yónni nañ ma nee nañu nañu jàppale Senghor donc loolu moo lay wan ni 63 ba léegi ñun li ñu defanoon indépendance la 63 li général bi wax confirmé na que ñun am ñu indépendance ñun Sénégal pare ko moom ba tey jii nii tradition boobu moo fay dox Abdoulaye Wade bu nga ko fi jéemee dàq soldats yi français yi gis nga li ci mujj ak moom Mamadou Dia ba mu ko essayé en 63 parce que Mamadou Dia wax na ci kii bi ci gémmiñam mu ni dafa bindoon officiellement France pour ñu dakkal assistance militaire française gis nga li ko ci fekk donc Macky Sall deful jéemul sax def li fi Mamadou Dia def wala kii def Abdoulaye Wade moom kay xanaa day dem foofu Alstom jox leen xaalis créer leen job foofu bërki dem lañ ni nu mu tuddati affaire Kër Momar Sarr bi joxati na ko France waa Veolia la xaw ma en fait finalement moom li mu créé ci liggéey en France moo ëpp sax li mu créé liggéey Sénégal donc moom vibe boobu lay demee d'après li ñu gis boobu li ñu gis di ko lire ci journaux yi dafa mel ni jàng na ci li nga xam ni mooy erreur yi nga xam ni ñi ko jiitu defoon nañ ko fi par rapport ak sunuy rapport ak France et donc day moytu et puis certainement gëm na ni que tant que mi ngi defal faveur yooyu waa France affaire bi dana yomb trop mu diriger Sénégal et puis forcer Sénégalais yi ci loo xam ni bëgguñu ko mais bon Sénégalais yi mooy loolu comme ni nga ko xamee dëkk yi amuñu ay xarit ay intérêt la ñu am il suffit lu tuuti peuple bi commencé manifester tubaab yi bàyyi Macky Sall lu tuuti rek bu Sénégalais yi takkoon seen fit wàcc 2 de suite 3 jours de suite ci mbedd mi léegi nga affaire yi tubaab yi génn ci moom mais nag bon affaire bi noonu lay demee mais daal en tout cas li ma ci mën a wax daal Amadou mooy que pour dellu soit un peu ci sa question bi ñun ñëpp xam nañu justice amul Sénégal ñun ñëpp xam nañu démocratie bi ñuy wax ñun on s'accommode de c'est pas xaw ma affaire bi lu mu doon ay affaire masla la am nañu ci perte am nañu ci gagné ci askan bi bu ñàngee ba ñàng ñu ni dem leen woo wi quelques naafeq fii à gauche et à droite dem leen woo ay quelques marabout yoo xam ni ñemewuñu yàlla ñu ñëw wax noonu la ñuy entretenir Sénégal mais nag problème bi yëpp guddal jël la parce que nit ñi léegi dofatuñu ñu ngi jàng jaratul ngay dem école pour jàng xam-xam bi démocratisé wu na
application yaa ngi fi internet baa ngi fi nit ki lu mu bëgg xam léegi mën na ko xam nit ñaa ngi yeewu nit ñaa ngi yeewu et bu ñu deful attention comme ni ko sama waa ji laay di waxe ci rajo bi deret dina mës a tuuru Sénégal bu ñu deful ndànk oui c'est-à-dire munoo continuer di jël benn 5% de la population ñuy xàkkimoo alal ji yëpp 90% yi di seen teg seen bët dinañ dem ba benn moment pour moins que rien am na dëkk yoo xam ne tàkk na te léegi gars yi Sénégal dañu démystifier yenn surtout ñi nga xam ne ñoo doon régulateurs yi léegi dañuy taxaw ci télévision yi internet leen saaga ndey c'est marabu la politiciens yi kenn waxatu ko donc tu sais que yaa ngi sentir que am na luy changer am na luy soppeeku voilà am na luy soppeeku et dinañu toll foo xam ni fii bu ñu dawal justice maintenir jàmm dina jafe quoi te lii am Sénégal actuellement du justice du dara du n'importe quoi les gens nañu xale yi amuñu liggéey yaakaar amul relation papa yeeg doom yi papa yeeg ci biir kër gi éclaté na saaga luy ci à gauche et à droite télévision bi yenn ay Rwanda yi toll woon nañu fii il a fallu 5-6 générations pour affaire bi éclaté nekk li mu nekk en 94. te dañ nga ca kaw. Oui. nga ca kaw jërëjëf jërëjëf Mody ma di la remercier bu baax ci sa intervention ak ci disponibilité bi nga ma jox yëg bi rek doy na sëkk ndeysaan lan mooy doon sa kàddu gu mujj booy lan mooy doon sa kàddu gu mujj booy waxtaan ak sénégalais yi ñuy déglu message booy lancé la wala maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu Issa sama frère Issa Diakité le Sarafoulé de Waoundé la. waaw dafa mel ni def mu ngi laaj kàddu gi sax de Issa dafa am loo ci bëgg a yokk Issa connexion baaxul nag. France la ne Sakho mu ngi ci ku ci bëgg a yokk dara rek ma jox la kàddu gi rapidement. voilà Ndiawar merci pour tout et plaisir la toujours mu ñëw. kon naa yokk tuuti. jërëjëf Mody jërëjëf. Issa nga ne. Ndiawar. waaw. Issa yow la ñuy déglu de. Issa yow Matam la nekk. xam naa Matam la nekk Maoundé. sa connexion bi moo lay trahir Issa. Ndiawar bu ko Issa bu ko forcé. Issa bu ko forcé. bu ko forcé déggu. Issa kenn déggu la de wax dëgg yàlla bàyyi jéggu. Sakho yow tamit wax ci dara. et puis vraiment kontaan na trop ñëw tey waxtaan ak allo bonne fête. voilà jërëjëf waay jërëjëf Mody bonne journée bye bye. allo. waaw Sakho. waaw Ndiawar maa ngi lay ziar waay. ñu ngi lay delloo fay mbaa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah sant yàlla bu wér di nuyu sa gan googu génn li mu fi wax tamit neex na dégg. wallaay neex na dégg. wax ji rafet na et puis kaddu yi nekk nag kaddu yoo xamante ne soxla nañ ko des fois. macha allah. ndaxte toll nañ jamono goo xamante ne que ni benn affaire rek laay wax changement bu mu wax noonu dinaan ay internet beeg nit ñi yeewu nañu man damay laajte est-ce que ci côté positif la ou bien ci côté négatif. parce que aussi ñun xameewuñu tiim ay nit di leen saaga ou bien tiim ay nit di leen ñàkkal jox see warma. xamee nañ ñu nag ay rigueur ci côté démocratie xeex ba am suñu démocratie loolu moom xamee nañ ñu ko mais bu fekkee nag population bi dañoo jug pour xeex dara dam leen ni ñaan nañ ko xeex ci démocratie bu ñu ko jéggi parce que lépp loo xeex ci démocratie rek bu fekkee ndam nga ci bëgg yàlla mun na la ko may taxte ñun dañoo gëm yàlla mais bu ñu gisee ci en dehors de démocratie dugal ci yeneen di saaga parce que képp kuy saaga waajuru jàmbur daa fekk fonko sa waajur
te képp kuy apprécier ñuy saaga waajuru jàmbur daa fekk yow fonkoo sa waajur parce que kii saaga yow mii koy apprécier yaa ak moom yëpp benn ngeen man musuma apprécier saaga musuma apprécier wax ju ñaaw mais nag buñ ko amee dafa fekk ne suñu njiit yee mel noonu bu ñu amee njiit yu mel noonu ñoo xamante ne que ni dañoo nekk ci palais bi di def lu leen neex te kenn mënu ci dara yaakaar ne ñoom seen loxo buñ ko yëkkatee rek dinañ bouger asamaan si ñi ngi nax seen bopp ndax benn nguur moo dul jeex ci àdduna mooy nguur bi yàlla. Njawar démb dugal nga benn vidéo ci sa page Facebook déglu naa ko. ko dégloo sama xol dafa tooy ndax gis nga genre nit ñooñu lu ñuy waaraate di ko wax ci sëriñ yi yu bëri ndeysaan duñu leen déglu te li ñuy wax noonu lu am la comme ni mu ko waxee ci biir waxtaanam am na benn wax joo xam dama ko jàppoon dama ne tey ji boo defee live foo mu dugg wax la ko mu ne sëñ Fallou daraan yëkkati alalam di ko jàppale nguur gi mais du nguur gi mooy yëkkati alalam ñëw jàppale ko sëñ Fallou maanaam du nguur gi mooy jël alalam di ko jàppale murit yi mais murit yi ñoo daan jël seen alal di ko jàppale état bi ndax état bi mën a doxal réew mi tey lan la ñuy gis tey population bi tey damay naan Sénégal bu fekkee ngor rek man yaakaar naa amatu fa bu fekkee waxkat dëgg rek man yaakaar naa amatu fa wallahi man yaakaar naa ne amatu fa ndaxte wax dëgg ak ngor dafa nekk loo xamante ne que dafa bokk ci suñu diine boo ko bàyyee rek dama yaakaar ne am na loo xamante ne que ni rëcc nga ko ci biir diine gi te àdduna alal bu la jaralee ba nga jaay sa ngor ba nga dugg ci leneen na la leer na bu subaa di nga toog di ko rëccu ndaxte ñi fi nekkoon gis nañ leen te ñi fi ñëwoon tamit yàgg dinañ fiy jóge leen rek laay tëjee mooy di la gërëm di la sant ndaxte yow moom franchement ku la jàpp nit ku dëggu ku la bàyyi nit ku dëggu li ngay wax tey moom ngay waxaat suba te loolu la nit ñi di dund ba léegi wallahi loolu la nit ñi di dund ba léegi te man damay ñaan Macky Sall jarul muy def élection ndaxte gagné na ko ba pare nit ñi jotatuñu seen carte munoo man ba ma déposé ba léegi balaa ñuy def élection bi passé laa déposé ba léegi mënu maa fexe ba jot sama carte soo demee tey suba ba léegi carte électeurs yi man dama jàpp ne 52 milliards yi ñuy wax noonu yooyu naxa saay na bu yàgg ñu jógee fële Mimi Touré tamit ñëw fi déclaré ne état bi récupéré na 200 et quelques milliards mais ana 200 et quelques milliards yi waxuñ ci lu leer ñun daal dañoo am nguur goo xamante ne ci lëndëm lañ ñu tàmmal ba ñun ñu dem ba tàmmoo ko dèjà dem nañ ba tàmmoo ko ba léegi état bi lu mu def rek dañu ne politique la xoolal li xew ci aéroport bi est-ce que loolu jig na Sénégal est-ce que Sénégal loolu ndam la ci moom aéroport bu bees tàq boo xamante ne que ni ay centaine de milliards nga ci sotti li xew ci aéroport bi moo xew ci carte électeurs yi parce que carte électeurs yi ñaata lañ ci financé 52 milliards lañ wax ñi aéroport bi ñi naan 300 xaw ma ñaata milliards ñi naan 600 milliards mais ana alal jooju fan la jugee fan la dugg fan la maanaam ban njëriñ la amal Sénégal ana damay poser question toujours ana chaque mois budget yi ñuy voté nga xool suuf taabal yi nga xool ci kaw armoire yi xool ci biir armoire yi ci biir douche yi foo xool doo ko gis c'est chaque année ñu voté ay 1000 milliards ñun fan lañ jëm boo waxee Macky Sall moo gën a liggéey mais Macky Sall moo ëpp budget Macky Sall Senghor amu ko budget Macky Sall Abdoulaye Wade amu ko budget Macky Sall Abdou Diouf amu ko nañ ko waxte dee moo gën a néew ci li nga xamante ne que ni moo gën a néew ci li nga xamante ne que ni moom la liggéeyal Sénégal man loolu dafa sénégalais toog di xool kenn mënul yëngu kenn du yëngu kenn du wax ku wax ñu jël la dugal ci biir kaso gi ana Khalifa Sall Khalifa Sall de moom ba muy ànd ak yow xalaatoo ko atte ba xam moo def ak deful gis nga buñ doon atte Sénégal wallahi lazim dama koy waat ci alxuraan aw ma ci gisuma ko de mais buñ doon atte laa wax ñëpp la ñuy tëj ndax ku mus ta sàcc ku dugg ci kuur gi ko munoo yëkkati kaamin di teg sa loxo ne musoo sàcc loolu amul fenn
nguur gi ku ci nekk ku ne jël nga dërëm boo xamante ne que ni waroo ko jël nga jox ko keneen ou bien yow nga dunde ko. jërëjëf kii baax na foofu parce que waxtu wi jot na. di gërëm di la sant di la gërëm bu baax réflexion bu pure nga génne. mooy franchement jërëjëf Ndiawar Modibo ci ñëw bi mu ñëwoon tey ànd ak ñun émission bi. ni lañ koy bëgg a continuer saa yu ñu defee émission rek ñaareelu waxtu wi ñu dalal kenn comme ça ñu mën a waxtaanee lu bari mais aussi am yeneen vision. di gërëm ñi nekkoon ci Facebook bi di ñu seetaan ñëpp di leen laaj ñaan ñu partager vidéo bi di gërëm Issa Diakité mi bëggoon wax sànq Issa nga baal ma jeex na nag waaye foog ma tëj di gërëm ñëpp ñi bëggoon a woote te mënuñu dugg ak ñi woote woon ñëpp di def témoignage ku ci mel ni Bokar Moussa Ba ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di leen jox dox daje incha allah altine ci beneen émission jërë ngeen jëf. déglooti sunu kër FM seeni kër laa mën déglooti sunu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di déglooti sunu kër FM seeni kër laa sama gaañ ñi déglooti sunu kër FM sunu rajo laa